rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu xaq di ñaan yàlla yal na yàlla boole ñu defal jàmm di am mbégte lool ci fekk siwaat leen fii ci télé bii di Alkhayriya TV indil leen seen émission bi nga xamante ne bii sunu mbokk Oustaz Mouhamed Wilane moo ko war a taxawee waaye tey ñu dalal ko fi moom ci jëmmi boppam ngir émission boobu di majlisul Qur'an ngir mu andil ñu ci ay leeral nan la ko bëgg a doxale lan mooy objectif bi nan la émission bi war a tëddee incha allahu rabbi bu ngeen ñu toppee fii ci Alkhayriya TV émission bi dina leen wan wala boog dina leen leeral wax leen nan la ñu mën a def incha allahu rabbi wala boog lan la ñuy xaar di leen ko fàttali bu baax ni Alkhayriya TV télé la boo xam ni lu jëm ci wàllu alquran incha allahu rabbi mooy ay yitteem ndax ci alquran rek lay dox émission yëpp ci alquran lay jëm émission bu ñu ciy tudd bu ngeen ci déggulit turu alquran di ngeen ci gis doxalinu daara doxalinu alquran kon télé la boo xam ni alquran moo ko tax a jóg fa tabarakallahu bii nag di benn ci émission yi nga xam ne war na di fi jàll incha allahu rabbi muy majlisul quran Oustaz Mouhamed Wilane war ko di taxawee waaye tey ñu dalal ko moom ci jëmmi boppam mu war ñoo indil ay leeral indil ñu it nag loo xamante ne bi incha allah buñ ci bàyyee xel rek bu émission bi tàmbalee da ngeen ci am satisfaire incha allahu rabbi kon du ñu def rek lu dul bàyyi ko moom Oustaz Mouhamed Wilane mu nuyoo bu ñu paree incha allahu rabbi ñu jàll ci waxtaan wi Oustaz salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaye alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalina sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ginnaaw bi ñu sante yàlla julli si yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mboolem téléspectateur yi nga xam ne ñu ngi topp si Alkhayriya TV di sant bu baax a baax ak gërëm ñi nga xam ne ñooñu yenkewal bile occasion ñu mun si bokk si ñi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala ba mu waxee ne ñun ñoo wàccee alquran te ñoo koy wattu ñu boole ñu si yàlla boole ñu si ñi nga xam ne dinañ jéem dara ci wattu googu incha allah tey ñaan yàlla mu nangul ñu ko amiin yaa rabbal tey ñu war si ñëw ak yéen si fàttalante ak jàngalante waaye tamit ak bàyyiloo xel si émission bi nga xam ne moom lañ fas yéene def ci Alkhayriya TV incha allah mu nekk émission boo xam ne bu màgg a màgg la incha allah incha allahu rabbi xam nga li yàlla di wax ni ahlul quran hum ahlullahi wa xaasatu kon mën nañoo jàpp ni télé bi tamit nag moom comme alquran rek ko yitteel te ci alquran rek lay dox mooy télé bi nga xamante ne bi mooy waa alquran hum ahlullahi wa xaasatu kon oustaz bu ñu bëggee am ay leeral tuuti rek balaa ñuy jàll ma fàttali ni mbokku téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi topp Alkhayriya TV yépp di ko seetaan am na fi ay émissions yu bëree bëri am na ci benn boo xamante ne bi laaj ak tontu ci wàllu alquran képp ku am benn question bu la jaaxal ci alquran boo ñu woowee ci 77 566 86 73 77 566 86 73 wala nga bind ñu ci email Alkhayriya TV foofu ca YouTube bi bind fa sa question incha allahu rabbi bu ñu ko jotee dinañ ko jottali ñi nga xam ne ñooñu la ñu ko war a defal di leen ci gërëm bu baax a baax a baax a baax tabaarakallahu tey ñu ñëw ci émission boo xamante ne bi tey spécial lañ ko mën a tuddee ndax junj naa leen ko sànq Oustaz Mouhamed Wilane moo ko war a taxawee waaye nag dañ koy bàyyi rek incha allah moom mu dugg ci waxtaan wi ñu laaj ko ci ay laaj bu njëkk bi Oustaz dafay dem ci lan mooy hadafu majlisul Qur'an. alhamdulilah hadaf bi daanaka dañ naan moom mooy hadafu yeneen émission yépp yi nga xam ne dañoo jublu si alquran mooy lan mooy fexe ba hidaaye bi alquran tuddee boppam mu fexe ba làmbee ñëpp kenn ku nekk dafa jël wàllam waaye fii nag ñun suñu wàll ñeme wu ñoo wax ne moo gën a yaatu waaye bokk na ci yi gën a am solo ndaxte kat doo dox sax ba dajeeg émission bu nu mel buy jàngale li nga xam ne moom mooy kii si réew mi pour nga gis émission buy fas yéene mel comme bii ni mu nar a mel ak ni mu nar a jàngale yombul nga fekk ko si ab foo xam ne dañ ko fay jàngale daanaka da nga naan sax lu ëpp bëri ñi koy jàng ay universitaire la ñuy doon maanaam dañuy nekk université jaamia yi ñu leen koy jàngal foofu te boo xoolee émission majlisul quran bi nga xam ne jataayi al quran
façon bi muy demee mawdu yi nga xam ne moom lay jël mawdu yëpp day def ulumul quran yi nga xam ne tataallaqu bil quran mubasharatan mais biduni tafsir mbooleem xam-xam yi nga xam ne dafa taqaloo ak alquran nga xam ne mënuloo demale alquran ji te jaaroo ci moom mboolem mawdu yooyu noonu incha allah moom lañ fas yéene waxtaan mais buñ koy waxtaan nag dañ ciy waxtaan ak ay ñoo xam ne dañ ko xam ay spécialité yoo xam ne dañoo am taxassus si mawdu yi macha allah xam nga bu ñu waxee si dëkk bi bu ñu waxee alquran rek xam-xamu alquran ñu bëri seen xel li muy daj mooy firi ko waaw wala bind ko jëfandikoo ko si wàllu saafara wala yu mel noonu yooyu rek la seen xel di dem tey nag bii li nga xam ne moom lañ fiy jàng dafa bari bokk na si yi ñuy jàng mooy alxuraan ni mu wàccee xam-xam boo xam ne la bu xóot te duñ koy waxtaanee duñ koy jàngale mais wàccuk alxuraan kese nan la wàccee ak bi muy wàcc ndax mufradaat yi ñëw wàcc bàyyi maani yi ba yenent bi mokkal maanaa bi door a ñëw wala mufradaat yeeg maani yi mooy alfaaz yeeg maanaa bi yépp àndandoo loolu benn xam-xam la te loolu pour nga xam ko pour nga mën a tafsir faw nga xam ko moo tax bëri na ñuy def tafsir nga dem ba si biir moom borom tafsir bi mu am problème wala yow mi koy déglu nga am problème parce que lan la mooy ilmu nuzulul quran ilmu nuzul daf ko dese léegi-léegi tamit nga gis koo xam ne day jaawale ilmu nuzul ak ilmu asbaabu nuzul kon ilmu nuzul ak asbaabu nuzul bokkuñu asbaabu nuzul da lay dimbale pour nga dégg maanaa bi da lay dimbale mais maanaa bi dëgg-dëgg mu ngi si nuzul ba mooy wàcce ga su boobaa yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu koy déggee du bokk ak kenn moo tax léeg-léeg mu amaan aaya bu wàcc donte ne am na sababu nuzul mais saxaaba yi dañuy am problème pour firi aaya bi te ñoom arab lañ yenent bi moom mooy ñëw wëlbati ko waat loolu xawoon na ma jaaxal dinañ ci indi question incha allah léegi su ko defee saxaaba yi ñu posé question ne waaw lii nag comme walam yalbasu imaanahum bi zulmin saxaaba yi ne waaw zulm nan lay nekkee mbubb bañ koy sol mu ne da ngeen di delluwaat sóoratu luqmaan su boobaa luqmaan bi muy dénk doomam bi inna shirka la zulmun azim la ko waxoon tey bu ñu la waxee bul sol mbubbal tooñ mooy bul dugal ci say jëf su ko defee bokkaale léegi loolu xam nga sababu nuzul bokkut ak sababu nuzul dara waaw mais loolu mooy ilmu nuzul su boobaa nga xàmmee ràññee yu mel noonu bokk na si mooy xasaa'isul quran am na yoo xam ne alquran daf ko jagoo moom kese moo ko am te moom rek ko am moom rek ko mun a am xam nga tey bu ñu ne alif laam miim zalikal beneen téere boo commencé noonu dañ naan la da nga def faute te ñun boo gisee alif laam miim maanaam xam-xam yi mun a génnee si alif laam miim kese moo tax mu fassiruuna yi ñu si ëpp dañuy ñëw rek ne wallahu taala alam parce que bëgguñu xuus wallahu taala alam rek ñu yem fa mais nag am na lu tax moom mu wàcc léegi li tax mu wàcc illa bi tax mu wàcc su boobaa xam-xam yu mel noonu dañ koy faral di génnee incha allah suñu ko yàlla mayee ñu mun ko di génnee incha allah bokk na si am àtte yoo xam ne dañ naan la amoon na mais léegi àtte ba amatul loolu moom la ñuy tuddee naasix ak mansuux te loolu dafa amoon ci alquran te dafa am si alquran boo ay yoo xam ne day wàcc ne leen dee leen def nangam ñi dem ba mu yàgg aaya boobu soppeeku ñu indilaat la beneen aaya boo xam ne day far boobu noonu àtte boobu jëlee ko fa am na aaya boo xam ne dañ koy far dañ koy nasaxal aaya bi ko remplacé toog am aaya yoo xam ne dañ koy nasaxal ba pare aaya bi ko nasaxal moom tamit du fa nekk comme ba as-sayxu wa sayxuuxa iza zanaya fajliduhuma albatta nakaalam min allah wallahu azizun hakim wa kaana allahu azizan xakima li nga xaw naa loolu aaya de te loolu aaya la mais moom moo nasaxal aaya bi nga xam ne dafa yemale woon ci njaaloo ne képp ku njaaloo nañ ko dóor téeméeri yar mais ba mu ñëwee dafa wàññi doole aaya boobu ba pare indiwaat beneen àtte mooy ki nga xam ne dafa am soxna ba pare ba sangawu dem njaaloo su boobaa kooku dootul yoreeti àtte njaaloo bu njëkk ba
mais day ñëw si àtte bee nga xam ne xaaj nañ ko Aïcha xam nga nettali na benn xadis mu ne am na si alquran aaya boo xam ne daf doon wax ne fukki nàmpal moom mooy tax jigéen ji mu mun a nekk sa yaayu nàmpal léegi ñu wàññi ko fukki nàmpal mooy lan mooy nga nàmpal sa doom bu comme koo xam ne dafa am doom mu jël ko jox ko keneen beneen jigéen xam nga bu ko nàmpalee ba mu fer àttey doomam moom la àtte xale boobu di jël maanaam day mel ni doomam kooku doomam mi dootuñ ko mën a takk mu ne nag dañ ko limité woon si 10 nàmpal su la nàmpalee ba nga suur nga bàyyi mu nàmpalaat la ba nga suur ba mu mat fukki nàmpal fukki yoon su boobaa kooku xaraam na si yow léegi ñu wàññi ko ba si juróom léegi te aay boobu doo gis si alxuraan kon yooyu te àtte la bu wàcc te àtte bu wàcc la te Aïcha daf ne nekkoon na si alxuraan fukki nàmpal ne moom mooy araamal léegi nasaxal nañ ko indiwaat beneen léegi mu aay boobu nasaxal nañ ko bi fa nekkoon biñ ko remplacé itam effacé nañ ko ci téere bi mais maanaa bi mu ngi fa des léegi pour nga xàmmee yooyu parce que yooyu yëpp ci dafa aju ci alxuraan waaw ndax yooyu bu réeree mun naa mokkal baqara ba naas mais yee bu réeree maa ngi commencé alxuraan mu ngi commencé manqué parce que attey góor ak jigéen joo xam ne dañoo sangawu ba pare njaaloo su xam-xam bii ñëwut mun nañoo mokkal baqara ba naasi te duñ si gis àtte boobu léegi su boobaa ulumul quran moom mooy ñëw ne la am na fi ay aay yu fi ne yoo xam ne yii bind nañ ko si aaya bi mais àtte bi dematul am na yoo xam ne bindoon nañ ko mais dindi nañ ko waaye àtte bi day dem ba léegi léegi yooyu noonu yu sew sewaan yooyu te am solo nekku sax yu sew mais dafa xaw a ruqe waaw dafa ruqe moo tax ñu tuddee ko yu sew sewaan waaw xam nga lu sew moom de du neex a feeñ du neex a feeñam daanaka def nga émission bi de incha allah waaw kon su ko defee yooyu noonu moom moo yëkkati émission yi bokk na si i'rab xam nga i'rab si naxu lañ ko xam ci naxu mais rek nag de naxu nag si alquran la ko jëlee i'rab ci boppam ci alquran la ne si alquran la nekk kon aay yi ci alquran mën nga cee jël benn aay i'rab ko comme ni nga i'rabe zahaba muhammadun ila waaw nga naan zahaba fi'lu maadi mabni ala al-fatha noonu muhammadun fa'il ni nga koy i'rabe noonu ngay jëlee yaa ayyuha alladina amanu tuubu ila llahi tawbatan nasuha boo mënul i'rab loolu doo ko mën a tafsir kon de loolu kooku nax wi dëgg moo tax da nga xam nga ñun dañuy def tafsir ñu bëri dañuy def tafsir mosoon xam nga mën nga xam ne daanaka xóotuma si yooyu benn jour am ku ñëw mu ne ma waaw ñun de suñ jàkka dañoo soxla tafsir kat ma waxoon leen nag ne leen yow mën nga tafsir moom jéemul xam sax ba xam man xam naa naxu xam naa sarfu bëri na fi jumaa yooyu dem nit ki toog di tafsir rek xamul naxu de moom laa la wax moo tax ma ne la léeg-léeg nga gis kuy tafsir ñii dem ba ñi koy déglu dem ba mu yàgg ñu réer wala moom si boppam moom miy tafsir mu dem ba mu yàgg mu réer ne nañ yem foofu ba suba léegi bu mu jigee day dem laajte jiwaat waaw xam nga am na ñoo xam ni bu ñuy def tafsir dañ koy def tafsir kalima waaw xam nga loolu du tafsir moo tax da ngay mun a tafsir kaamil bi di nga ko mun tafsir si weeru koor bi même pas di nga wàññi sax 2 jours ndax ginnaaw laylatul xadr yi daanaka doo gis kenn si jàkka yi waaw gars yi dañuy jéem a def tout pour pare si jour laylatul xadr yi pour jeexal kaamil bi loolu mënul nekk te loolu mënul nekk il faut nga def ko tafsir kalima bil kalima nga ne qaala allahu yàlla nee na yeneen bi ne di dem noonu comme yaa ayyuha allazina amanu yéen gars yi nga xam ne gëm ngeen alquran tuub leen ilallaay jëm si yàlla na noonu ma boo koy def bis bu set te bu leen loolu la bis bu set war ngaa firi ñaari xisib ak lu topp si diggante tusubaar ak tàkkusaan dina jafe waaw kon boo gisee ku ne la pare nañ kaamil bi si tafsir bi ci weeru koor am na problème bu fa am mooy lan bu dee respecté na 100% ulumul quran suba dañ naan kon des na parce que ulumul quran mënuloo ko respecté di génnee naasix ak mansuux yooyu yëpp nga koy leeral ak ay yi nga xam ne dafa lënd mooy al muhkamaat wal mutashaabihaat yëpp nga bëgg a wax ne bii muhkam la bii mutashaabih la wala boo àggee si mutashaabih comme ñoom bëriwuñ boo àggee si mutashaabih nga ne aay bii nag mutashaabih la maanaam dafa lënt leerul
léegi su boobaa am na ay atteem moom am na ay firinam moom yooyu yëpp nga bëgg ko leeral ba pare mu bëgg a jeex si benn weeru. léegi loolu nga wax noonu mutashaabihi ak muhkam yi yooyu yëpp benn bu ci nekk booy xool yàlla daf ko tudd ci alquran. waaw tudd na ko hunna mutashaabihaatun wa uxra hunna muhkamaatun wa uxra mutashaabihaat léegi nag yooyu mu tudd ci biir alquran nan noonu yaakaar naa ni sa émission pour nit ñi xam ni lii mutashaabih la wala bii muhkam la. loolu moo koy yëkkati macha allah. waaw dinañ ci dem tamit si garaibul quran mooy kéemaan yi nga xam ne. wala tumurankewu maanaa ak tumurankewu alfaaz ak tumurankewu niñ ko nosee. ak saar yi ni mu toftalaatee. ni mu tumurankee si téere loolu tamit dinañ si ñëw. gis nga am beneen téere bu mel noonu. ci bu mel noonu si toftale. kenn mësu ko gis. comme ni même tartib bi nga xam ne yenent bi tartib bi ko comme mooy bi nekk si kaamil ñu ne fatiha baqara ali imran nisaa maida di ko toftalante noonu xam nga wàcceewul noonu même toftale boobu nga xam ne yenent bi defu ko toftale boobu rek dafa yéeme waxuma nag ni mu wàccee ñi naan la iqara moom moo jiitu mu dassir wala mu zammil moom moo si tegee toftalante nga xool ligne bi nu mu toftalantoo ci numéro 1 ba ci numéro 114 nga xool ko ni mu toftalante xam-xam bi nga ci mën a génnee ci toftalante boobu loolu tamit bokk na ci li yëkkati émission bi. mais tamit da ngay boo demee ci alquran ñu baal ma xam naa ne damay xuus tuuti rek ci biir émission bi pour ñiy seetaan mën a am tuuti lu ñu jàngat ñoom it. boo demee ci alquran léeg-léeg nga fekk benn aaya ci benn saar. fekk continue bi ci beneen saar. mu ngi noonu. boo xamante ne bii sax saar boobu moo ko féetee kaw ci niñ ko toftalee. waaw wala mu féetee ko suuf ci ni ñu ko toftalee te fekk ni ñaari ay yooyu daanaka ñoo bokk fi ñuy wàcc wala ñoo bokk ni ñuy wàccee. loolu nag li la siy mën a dimbale. mooy ngay xam sababu nuzul. parce que dañuy toll benn période boo xam ne day am lu ñuy soxla si xissa yenent yàlla Yuusuf. te fekk nga jëli ji ko ca suuratu Yuusuf. léegi su boobaa. même bu fekkente ne bi tolloo ci firi tey nga tolloon ci suuratul baqara di firi am loo soxla ci Yuusuf foog nga dem ca suuratu Yuusuf. loolu li koy indi mooy kii alxuraan bi nuzulam ilmu nuzul bi si boppam. xamuñu aay ban moo njëkk a wàcc ak bi si topp bi si topp léegi bu dee nag da nga def tartib bi commencé baqara. fatiha baqara ali imran léegi di nga àgg si baqara xam nga baqara mooy saar bu mujjee wàcc. gën jee rëy. léegi su boobaa ngay booy xam nga booy firi baqara parfois di nga soxla naa si. waaw moom léegi il faut nga dem jëli ko. àdduna na bi muy dox si jamono bi alxuraan di wàcc. àdduna bi noonu la demee woon. ñun daa amoon yoon bu ñu jaaroon. àdduna bi maanaam yoon bu ñu jaaroon. ñi war ñu dëpp. pour ñu ñëw teguwaat si raay bi. léegi nag si ñu dëpp bi si yoon wi toujours dañuy tombeek loo xam ne dañuy soxla mu leer. ñi coppati si saar bee indi ñu luy leeral. d'accord léegi su boobaa loolu li ngay xam comprendre directement mooy kon alxuraan njëkkoon na wàcc kon xanaa. parce que munuñ toll ci période rek ñi wàccee ñi formé aaya bi wàccee ko mais dafa am ñaari wàccinu alxuraan xam nga alxuraan wàcc na jumlatan waaxida mooy comme bi ni ko yàlla leeralee ci inna anzalnaahu fii laylatil qadr man maa wàccee alxuraan yépp ci biir guddik laylatul qadr ci benn guddi. wàccee naa si alxuraan lépp kon alxuraan matoon na. mais nag mu des ñun ñu comprendre ko si sababu nuzul yi si lay gën a neexee. xam nga dañ naan wax dafay am place am ki ko war a wax am kuñ ko war a wax. mu am heure it. léegi yàlla amoon na iqra bu yàgg mais bu jékki-jékki noonu wax yeneen bi mu fekk ko si marché bi xam nga yeneen bi naan dugg marché. wala mu nekk ci kaaba gi mu naan ko iqra ci biir nit ñi day daw léegi su boobaa ñu ne mu ngay daw suñ demee ba jëmmi jamono yeneen bi ne man kan lañ ma doon wax nubu wala ñu ne la yow bañ ko waxee da nga daw bañ la ko waxee da nga daw ñeme woo ko ba pare nga ñëwaat bëgg ñu ko saxale konoon day am lay mais dafa bàyyi ba mu soxla ko ba mu nekk di wër yàlla di ko seet di seet yàlla ne ko iqra yàlla pour nga xam ko da ngay jàng iqra bismi rabbika allazi xalaq xalaqal insaana min alaq iqra wa rabbuka al akram ba pare bi mu ko waxalee ba pare ne ko nag anta rasulu hadihi l umma sallallahu alayhi wa sallam def ko déclaration mais mu jox ko ñaar mooy tudd na ko xam-xam il faut nga am ko mais yow yaay nekk
yonente xeet bii nii xeetu déclaration yooyu ak wàccu aaye bi loolu xam-xamu boppam la su boobaa boo ko xamee booy tafsir iqra du bokk ak ki nga xam ne dafa ñëw jàng iqra kese du bokk ak ñu sama firi genre ko bi baat par baat léegi boo xamee sababu nuzul bi xam kañ la wàcc xam kañ la xam nga lu mel ni alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashaabil fiil lan mooy sababu nuzul bi xam nga foofu mu ngi nettali loo xam ne avant juddu yenent bi la léegi lan nga mën a wax ne mooy sababu nuzul bi xam nga mënul lool léegi su boobaa ilmu nuzul ngay indi moom rek moom moo la mun a leeralal ilmu nuzul moom nekkul ne toujours sababu nuzul moom moo la mun a leeralal aaya parce que sababu nuzul da lay dimbale pour nga comprendre. waaw pour man nag inna li nga wax léegi alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashaabil fiil sababu nuzulam est-ce que du nettali yonent bi Abraha rek waaw xam nga loolu wax nga nettali maanaam léegi su boobaa alxuraan dafa composé woo si juróomi mbir loolu tamit si xam-xam mooy muxtawiyaatul quraan loolu tamit si émission bi la bokk mooy alxuraan lépp juróom kese fa nekk tawxiid ak ni mu toll mooy sa matière man yow moo waxit ndax yow maîtriser moom macha allah ñu ngi siy taasu sax déggal wéetal yàlla moom bàyyil tooñ koo xam ne daf si spécialisé wu bàyyil xaw tooñ ma nit ñi xam nañ comme déet waaye man bàyyil moom xam tooñ naa ko waaw ku si am ku si géeju nga da nga ciy kii rek alquran boobu tawxid boobu noonu la kii maanaam genn wàll gi sax tawxid la mooy wéetal yàlla ñaareel bi mooy al amru al awamir digle yi al nawaahi tere ya mu ngi noonu al qisas mooy qissa yi comme qissa Abraha ak nu mu tuddati al darbul masal darbul masal mooy ñi lay jox ay exemple comme inna allaha la yastaxyi an yadriba masalan ma baudatan fa ma fawqaha juróom yooyu mu composé benn bu si nekk day am loo xam ne daf koy soxla buy dem alam tara kayfa boobu noonu boobu soxlawul asbaabu nuzul mais nuzul bi la soxla nuzulu quran léegi su boobaa illa ba ngay seet lan moo tax mu wàcc sababu nuzul mooy li sabab ba mu wàcc illatu nuzul mooy li tax mu wàcc xam nga li ko sabab ak li tax dañoo niroo léegi pour xaw na sore waaye ñun nag pour nga ràññetle ko loolu lañ bëgg nag nit ñi ràññee ko macha allah nga xam ne da ngay xam illatu nuzul ak sababu nuzul macha allah rabbi Oustaz Mouhamed Wilane xam naa ni mbokk yi lii tabarakallahu dal na xel ndax moom mi war a def émission bi daf cee am taxasus daf ci am ñu ko ci yàlla jagleel loo xamante ne bii moom mi koy def moom sax rek mën na koo def waaye nag duy ko yemale ci boppam moom kese ngir rek bëgg taalibe yépp tamit jariñu ci li nga xamante ne bii mooy kërug yàlla gi di Alxayriya TV ngir waxtaane alquran saa su ne ngir wane cofeel gi nga xamante ne bii wala bokk wane li nga xamante ne bii sénégalais yi am nañ ko ci wàllu alquran wan ni am na ñoo xamante ne bii dañoo ngéeju lool ci wàllu alquran fii ci Sénégal waaye dañ leen a doy dal ba ñu bari xamuñu leen léegi nag ñooñu nag la ñu bëgg di génne benn par benn di leen invité ci plateau yi ñuy waxtaan ak ñoom ci seen émission bi nga xamante ne bii mooy ci fii ci Alxayriya tudd nag émission bi nga xamante ne bii mooy majlisul quran maanaam borom xam-xam yi daje te waxtaane wu ñu dara lu dul alquran fa tabarakallahu ñu ngi ñuy wax ni juróomi minute ñu dese xam naa ni sax ñetti ya jàll na ñaari ci war a des ñu bàyyi la nga tàggu mbokk yi jox leen dig daje incha allahu rabbi kañ la émission bi nar a commencé incha allah du yàgg xëy na première bi rek dinañ ko bii mooy première bi déjà commencé nañ ko waaw première numéro bi moo nekk nii ñu barkeeloo ko si yow incha allah yàlla dafa ñu si izza incha allah comme ñun ay abudiya lañ am nañ moom lañ jàppee suñu bopp si kanam borom bi léegi ñuy sàkku si yàlla izza macha allah waaw ba gars yi duñ ñu wax cam incha allah xaw ma dégg nga wax dégg naa ko baax a baax alhamdulilah loolu daal moom mooy suñu jubluwaay commencé nañ ko incha allah te tamit képp koo xam ne bëgg na ko numéro boobu nga joxe bu la wooyee incha allah ñu jokkoo fexe mu bokk si incha allah mu bokk nga xam naa nga fàttali leen numéro bi baax na incha allah
képp koo xam ne daal bëgg nañu dalal ko mu gis benn point ci point yooyu rek bu ko waxee ñi daal di koy dalal baax na incha allah du ñàkk tamit di nga joxe sa numéro comme yow yaa borom émission bi dañ lay bàyyi nga joxe sa numéro pour ku la soxla rek ci wàllu boobu incha allah waaw émission boobu ku si bëgg a bokk 77 645 24 26 macha allah 77 645 24 26 macha allah jërëjëf Oustaz Mouhamed Wilane ñu ngi leen di fàttali ni yéen a ngi si Alkhayriya TV di leen gërëm bu baax ci topp gi di gërëm Cheikh Abdoul Fattah Sall mi nga xamante ne bii moo teg lii ci sunu loxo pour ñu doxal ko waaye di ci am mbégte bu baax a baax di ci ñaanal ki nga xamante ne bii lépp moom la tabaarakallah muy doctora Seyda Halima Sall ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla lu mu mën ren yàlla na mën lu ko ëpp déwén incha allahu rabbi li mu yëkkati teg ko ci loxoy alquran yàlla na ko alquran wuutu yàlla na ko alquran jàppale yàlla na ko alquran sàmm bi jaahi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di ko ziyaara di ko baalu xaq di ko ñaanal yàlla gën a guddal fanam ndax li muy liggéeyal alquran mbokk yi yéen a ngi woon fii ci Alkhayriya TV ngeen àndoon ceeg seen xarit Abdoul Aziz Thiam mi ngeen xam tabaarakallahu waaye ca régie ñu ànd ceeg nag ñoom Modou Fall ñoom Momar ak ñi nga xamante ne bii ñëpp ñoo ci jàpp pour ngeen ñuy gis ci gisin wu sell te set macha allah ñu ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla defal leen jàmm kon majlisul quran ngoog kar leen ko fii ci Alkhayriya TV balaa yàgg wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.